bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc amaat nañ mbégte mu rëy ak honneur bu rëy ci jàkkaarloo waat ak yéen di leen ziyaara bu baax ci àjjuma ji di leen xamal ni léegi la ñu jóge ci xadra ba macha allah fa tabarakallahu moo tax ñu xaw a guddee tuuti waaye yaakaar naa yéen ñëpp suivre ngeen ak ñun xew-xew bu rëy ba fa am mooy ab jigéen boo xamante ni dafa ñëwoon pour dugg ci lislaam ñoo ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ànd bokk ñaanal ko yàlla saxal ngëmam dëgëral ngëmam may ko ngëmu jigéen ñu baax ñëpp Khadija Aïcha Fatima Maryama Asiya Fatimatu bintu Asadin ak jigéen ñu tedd ñoo ñëpp na ngeen ñaanal soxna Xalima mii dugg ci diine nga xamante ni tur woowu lañ ko jox moom it mu tànnal ko boppam macha allah yàlla na yàlla dëgëral ko ci lislaam yàlla saxal ko ci lislaam yàlla boole ko ci jigéen ñu tedd ña boole ko ci wali yi gën a mag incha allahu taala defal ko ngëm defal ko pas-pas bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa yéen ñëpp siwur ngeen ko te jotaay bu daw yaram la woon macha allah. Donc mbokk yi incha allahu taala comme niñ ko daan defee rek jamono yi yëpp ci 30 questions yi nga xamante ni posé woon nañ ko yëpp toutes ces questions relatives au paradis tey ñoo ngi ci 26e question la question d'aujourd'hui mooy lan y a-t-il des animaux qui iront au paradis y a-t-il des animaux qui iront au paradis c'est à cette question incha allah qu'on va essayer de répondre donc bala ñuy tàmbali réponse bi nga xamante ni moom la ñuy def tey ci question boobu incha allahu taala di ngeen ñu may ñu ziyaar ñëpp ci bisu àjjuma bi ziyaara cofeel ziyaara sàkku ñaan ziyaara kóllëre ziyaara mbëggeel ñu ngi leen di ziyaar yéen ñëpp wallahi ñu ngi leen di ziyaara bu baax ziyaara boo ànd ak lépp li mu war a àndal ci teggin ak yar di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ak teranga ak yokkute zahiran wa batinan barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ziyaar ñëpp di ndokkel ñëpp fa tabarakallahu beneen bi ci des mooy ngeen may ñu ziyaar ay mbokk taalibe yu baax yoo xamante ni à chaque fois macha allah ci yërmande yàlla dañuy suivre di ànd ak ñun ci liggéey bi ci lu jege ak ci lu sori macha allah di ñaan yàlla na yàlla fay ñëpp tabarakallahu ndax ñoom it ay gaynde lañu ay jàmbaar lañu ñu baax lañu ñu sonn lañu te comme niñ leen koy waxee rek yoonu diine texe dem aljana gii ñuy waxtaane aljana du lu yomb na yombul dafa laaj yitte dafa laaj pas-pas dafa laaj góorgóorlu dafa laaj dogu dafa laaj engagement dafa laaj pugnacité dafa laaj résignation dafa laaj résolution dafa laaj patience dafa laaj endurance ndax yoon wi yombul ndax yàlla daf koy jaay mayew ko waaw moo tax fi mu ne nii ma lay wax ni sunu mbokk yi nga xamante ni li ci ëpp ñoo may filmer ku mel ni sëñ Racine li moment bii ma leen di wax ni moo ngi Gare de Lyon war a demati dawaat lu mat 1 heure wala 2 heures de temps soog a àgg këram
waaye yàlla jar na ko de yàlla jar na ko de xoolal fa mu dëkk ni mu soree muy ñëw di wut si yàlla yàlla na yàlla fay gaa yëpp noonu lay fàttali ko mbokk yi nekk ci àll bi yëpp koo xamante ni heure bu ñu nekkee ci direct bi moo ñu dañuy wettali ku mel ni Arama Njaay waa Amérique la amul benn direct bu ñuy def lu dul rek soit ci début bi dina ñëw wala ci diggu direct bi wala ci fin bi sa participation yu baax yu am solo yu rafet yu sell yu yiw moom lay def ñoo ngi koy ñaanal moom Arama yàlla na ko yàlla dolli jàmm yàlla na ko yàlla dolli sutura yàlla na ko yàlla dolli teraanga yàlla na ko yàlla sàmm mook ñamu nekkal foofu yëpp li nekk ci biir xolam daal xam na ko yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla teg ci loxoom moom Arama Njaay ci loolu tamit ngeen may mbokk yi ma nuyu te ziar ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Tall tamit tabaarakallahu maamam ci côté ndeyam ak côté baayam yëpp dañuy ay njaboot di ay taalibe ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène di ay soppe ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu di nit ñu baax ñoo xamante ni macha allah wëllëre yu dëgër lañ séq ca Thiès xaaji du taal ñëpp xam nañ ko waaye xam nañ tamit ki nga xamante ni mooy góor gi Samba Yaaba Juuf ñooñu ñooy ay maamam ñooñu ñooy ay wéyjuram ñuy ay nit ñu baax ñu sell ñoo xamante ni ci ñi njëkkoon a ànd ak alxaaji Ahmad Baro ànd ak alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu ci lañ bokk ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla dooli leen jàmm Abdoulaye mii nag dafa bokk ci cër yi ko yàlla defal mooy yàlla jox na ko njaboot waaye bi mu ko joxee doom bu góor àdduna bi 7 milliards yi fi nekk yëpp dafa tànn ak Cheikh alxaaji Mouhamed Ndiéguène mu tuddee ko doomam waaw muy cër bu rëy di ndam lu rëy di loo xamante ni defal na ko askan wi yëpp defal na ko waa Ndiéguène yëpp defal na ko àdduna bi yëpp defal na ko lislaam bi yëpp defal na ko tarixa bi yëpp kon Cheikh Abdoulahi foo mënti nekk ci àdduna su yàlla defee nga gis vidéo bi na nga xam ni ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di la bàyyi xel di la sopp di la ñaanal jàmm ak xéwal ak sutura ak teraanga ak yokkute di la jottali nuyu sëriñ bi ak njaboot ga yëpp di la wax ni la semaine bii ñu jagleel alaaji Mouhamed Ndiéguène yow da nga cee bokk ndax jël nga sa deret sa doom tuddee ko alxaaji Mouhamed Ndiéguène comme ni ko ñu bari defee ku mel ni sëñ Babacar Gueye bu Amérique di sët ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène sëñ Bay Njaay di sët ci alaaji Mouhamed Ndiéguène yaa ngi dégg tabaarakallahu ak yu bari ci ay ñoo xamante ni ñoo ngi ci àll bi nekk Europe nekk Amérique nekk Asie tuddee seen doom alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu yàlla na yàlla fay leen yiw barke alquran barke salaatu fatiha su ko defee ñu nuyuwaale ñaari Moussa benn Moussa bi moo nga fële yàgg na ci Brésil wala Argentine mooy Cheikh Moussa Sène xaritu Samba Tall Sène Samba Sène Mamadou Sène moom it di ku baax du tardé benn direct du tardé benn xew lu ñuy def rek ci réseaux sociaux yi il est avec nous di ñu jàppale di bind di ñaan di wax lu baax di ànd ak ñun ci liggéey bi Moussa Sène ñoo ngi koy ziyaara bu baax day woyak day taalif ak ku bëgg alxaaji Mouhamed Ndiéguène la ba jeex ci moom ku bëgg alxaaji Mouhamed Ndiéguène la ba àgg ci jeex ci moom sopp ko ba jeex ci moom yàlla seede na loolu wax yu baax lay wax yu rafet lay wax seede yu rafet lay def yàlla nañ ko yàlla fayal moom Cheikh Moussa Sène tabarakallahu moo ngi ca continent tabarakallahu américain ca fële ca boori Brésil wala Argentine ca la bokk fa la dëkk fa la nekk fa lay góorgóorlu ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ndam ba yaakaar naa sax am na geste bu rafet bu njàmbaare bu mu defoon ba télévision yëpp ñëwoon jël si ko interviewé ko déglu ko mu wax ni loolu mu ngi ko jàngee ci l'islam mu ngi ko jàngee tamit ci cofeel gi mu am ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu ngeen may ma tamit ma ziar sëñ Moussa Sène encore sëñ Pape Moussa Sène nekk ca Côte d'Ivoire nga xamante ni moom it ca kër ga la yaroo ca kër ga la bokk ci ngoon njaboot gi wax nañ ma ne ma yónnee na fi ay message yu daw yaram di ñaan di bëgg di kontaan ci liggéey bii ñuy def te mu jàpp ni moom lii ñuy def yëpp
moom rek lañ koy defal ndax relation bi mu am ak alxaaji Mouhamed Ndiéguène waaye tamit rawatina famille bi mu bokk nga xamante ni waa Loomeen lañu te Loomeen ñëpp xam nañ ni alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène ki mu njëkk a may wérdi ci kaw suuf mooy góor gi Massamba Lom incha allah ci samedi bi wala dimanche bi dinañ ci def waxtaan spécial yàlla nañ ci yàlla yóbbu sëñ Moussa jërëjëf seen jottali nañ ma kàddu yëpp wax nañ ma taxawaay yi ngay am tabaarkalaaw bég nañ ci ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay waaye nag tamit ñoo ngi lay ñaan nga jottali ñu sunu nuyoo ak sunu ziar jëmale ko ci mbokki taalibe yëpp yi nekk foofu ci Côte d'Ivoire te bëgg alxaaji Mouhamed Ndiéguène sopp ko di ay taalibe maa ngi lay ñaan nga jottali ñu ko ça nous permet de penser à tabaarkalaaw ki ñuy wax sëñ Badou Diène papa yi Mamadou Diène ak Béti Diène dégg nga ñoom ñëpp ñoo nga foofu ak famille góor gi Wàdd sama wëllëre boobu tabaarkalaaw sama xarit boobu sama soppe boobu doomu Pa Diène ya fa nekk Mouhamed Diène ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal ñoom it toujours ñoo ngi ci page bi di ànd ak ñoom ci liggéey bi yàlla na yàlla jàppale leen su ko defee kon ginnaaw nuyoo yooyu mbokk yi dama bëggoon ñu ànd rapidement répondre ci question bi léegi question bi mooy ndax am na ay animaux yoo xamante ni dañuy dem aljanna ndax dafa wax naa leen démb ne leen bi ñu jàngee affaireu jinne yi sama borom ne innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min xaysu laa tarawnahum jinne yi ñoom kat ak waa kër seen waa kër iblis ak waa këram dañ leen di gis te yéen doo leen gis te ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëflante nag jinne yi Cheikh Tidiane jëflante jinne yi wala yàlla yu bari jëflante nañ ak jinne yi léegi kon ñu ne waaw léegi bu dee ñoom jëflante nañ jinne yi ñu ñàkk gis nañ jinne yi nan leen gisee mais expliquer leen démb ni ñu alxaaji Mouhamed Ndiéguène jàngale ne jinne yi du ñuy ñëw dañuy jël forme doomu aadama baa ñu jël forme animal baa ñu ñëw rek nekk son te bañ a am jëmm waaw loolu noonu la ñuy dikkee mais duñ dikkee ci ni leen yàlla bindee jinne ku ko gis ni ko yàlla bindee da ngay jommi da ngay dof waaw ma ngoog waaye léegi tamit duma leen waxee ne leen démb ci waxtaan bi bu dee yéen a ngi may suivre question bi dafa war a ñëw par force parce que bu dee yéen a ngi may suivre démb wax naa leen ne leen animaux yi mooy jur gi les animaux yi ak ñi nga xamante ni daanaka ñoo ngi ci par exemple ci forêt amazonienne yi nga xamante ni depuis des centaines d'années des milliers d'années ñoo nga foofu nit ñun ñii sax ku dugg ci ñoom seen biir rek da nga leen di rey da nga leen di décimer dañuy am genre lu mel ni siburu ñoom ñëpp moo leen di rey ban jeex ñooñu ak ñan ak ñi ñuy wax ahlul fatra ma madat fatratu min ar-rusuli illa basharat qawma bika lambiya mooy lan mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ci période intermédiaire entre deux prophètes wala boog ñi nga xamante ni même bu dee prophète am na ci diggante bi ñoom jotuñu prophète boobu àggul ci ñoom ba mën a wax ak ñoom ñooñu dañ ne première chose bi am première atte bi mooy ñooñu seen décision boobu moo ngi ci loxo yàlla kooku mooy première atte bi deuxième atte bi yàlla tamit dafa maandu c'est le juste Allah comme il est le juste il va les juger mooy lan bu dee ay nit lañu ku ci musa ameel sa àq sa morom da ngay fayu bu dee ay xar la ak i bëy ak i fas ak i mbaam ak gaynde ak antilope yi bu dee gaynde dafa musa lekk antilope bi day fayu bu dee xar dafa musa mbëkk moroomu xaram ba bëñam damm xar mi day fayu justice yëpp yàlla da koy def léegi su paree nag après yàlla transformé leen ñu soppeeku nekk suuf moo tax nit ñi di wax ne yaa laytanii kuntu turaaban ci sooratu an-naba'i ammaa yatasaaluun ba ca fin ba d'accord bu dee loolu leer na rek jeex na léegi nag su ma leen waxee lii démb tey jii ñu posé question ndax ñu ne am na animaux yu dem àjjana te ñu waxoon ne animaux yi suuf la ñuy mujj doon donc loolu il faut que ñu jéem a expliquer lu waral loolu suñ ko deful day mel day am contradiction ci yaa laytanii kuntu turaaban comme ni mu amee woon luy niroo contradiction ci li ñu wax ne jinne yi ñoo ñu gis te duñ leen gis te tabaarakallahu am na ñuy jëflanteeg jinne yi ci nit yàlla yi ak yonent yi waaye façon ba nit ñi tamit jur gi tamit question bi li tax ñu posé ko tamit dinañ ko xam léegi loolu mooy première
remarque bi deuxième point bi bokk mooy dinañ leen wax animaux yi dem aljana ils sont au nombre de 10 léegi tamit duñu paree dinañ leen wax lan moo tax yàlla def ay animaux dem aljana te pourtant aljana ku fay dem mooy ku jaamu yàlla ku topp yàlla ku nangul yàlla d'accord te dañu gis nañ ay animaux yoo xamante ni julliwuñu wooruñu génnewuñu azaka naafilawuñu seen yoon nekku ci amuñu sax xel bi tax yàlla di àtte te dañuy dugg aljana loolu tamit njàngale mu rëy la moo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel mooy ñetteelu point bi donc léegi ñu dem ci premier point bi mooy borom bi tabaraka wa taala ci yërmandeem moo wax ci alquran suratul isra'i ay 70 mu ne wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila borom bi tabaraka wa taala moo wax ne moom yàlla subhanahu wa taala moom moo teral doomu aadama moo ko respecté moo ko jox cër moo ko honoré ba noppi may ko capacité mu mën a dem ci jaww ji may ko capacité mu mën a def dox ci jéeri ji avec des voitures avec des trains may ko mu mën a dox ci géej gi avec des bateaux avec des pirogues avec des chaloupes ba noppi nag tàggatal ko lépp luy teraanga ci kaw suuf mooy lekk yi naan yi xéewal yi yooyu waxtaane nañ ko ba pare incha allahu taala ba noppi nag jël ko mu gënale ko ci kaw mbindeef yëpp ci tënk maa ngi leen di xamal léegi ne leen ngëneel googu ñu am ci doomu aadama yi du ñun ndax ñun ñi am na ci ñoo xamante ni yàlla nee na ulaika kal an'ami bal humu adall nee na am na ñoo xamante ni c'est comme des animaux wala animaux yi sax ñoo leen gën mooy li mu wax fii ci suratu التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم waaye nag am na ci ñoo xamante ni dañoo doyadi summa radadnaahu asfala saafiliin nit da ngay baax yiw am pas-pas ci yàlla ba dem ba jonjoog malaayika yi ba raw malaayika yi wala nga di doyadi ba gën a suufee les animaux te loolu yaakaar naa foofu lañ toll fi mu ne nii ngok kon loolu mooy mbir mu njëkk mi yàlla dafa teral doomu aadama yàlla dafa fonk doomu aadama xam nga loolu moo tax léeg-léeg nga dégg ay firikat yoo xamante ni dañuy wax joo xamante ni léeg-léeg réeral nañu bari te fekk dañ ko leeralul rek xam nga wax léeg-léeg dafa am wax yoo xamante ni jarul toj soo ko waxee rek nit ñi comprendre mais am na wax yoo xamante ni day ay cax la soo ko expliqué wul rek di nga réeral ñu bari te pourtant kii wax xam na li muy wax mooy lan am na ñoo xam ne dañ naan waaye sëñ bi nañ rafet njort yàlla du lakk doomu aadama yàlla du dugal doomu aadama safara waaw dëgg la junj la loolu ñoo ngi lay junj xaqiqatul muhammadiya ñoo ngi lay junj al shakla al muhammadiya ñoo ngi lay junj al suura al muhammadiya mooy doomu aadama yàlla daf ko bind ci jëmm yonent bi ni yonent bi mel avec la tête le tronc et les 4 membres les membres inférieurs et les membres supérieurs noonu la doomu aadama yi mel nit doo ko xoolee ci dëgg-dëgg la tête c'est mime le mime du Muhammad dënn bi mooy la xaada Muhammad biir bi c'est le mime de Muhammad encore daal gi c'est les 2 pieds mooy c'est le daal de Muhammad muy Muhammad yàlla nag du saaf du rey du dugal ci biir safara du rosi du dibi koo xamante ni da nga am forme bi moo tax léegi doomu aadama yi su leen yàlla attee ci yërmandeem ba noppi ba kenn ku ci nekk xam fa nga jëm ñi war a dem safara attention day dindi cette forme mohammedienne bi ñu yoroon jox leen beneen forme boobu ci la ñuy duggee safara donc bu gars yi bu ñu wax ustaas yi bu ñu wax nit ñi ne leen yàlla du lakk doomu aadama déedéet dina ko lakk mais lakkin wax nit du dina gis jinne déedéet nit du gis jinne déedéet dina ko gis mais gisin wa moo am solo jur gi dinañ dugg aljana mais lan moo tax ñuy dugg aljana ak ban jàngale la ci yàlla bëgg a wane loolu moo am solo donc mbokk yi nañ def très attention par rapport ak ça da ngay dégg te ñi koy wax léeg-léeg nit ñu kawe la ñuy doon borom xam-xam yu mag te foofu la ñuy yem léeg-léeg pour réeral nit ñi rek wala pour ñu ne diw dafa aay wala niveau bi muy waxee dafa kawe ak yooyu déedéet loolu day réeral nit ñi am na ñoo xamante ni doo leen waxee lu mel noonu c'est fini ci am po ak caaxaan ci la ñuy dëkk ba faw loolu mooy lan doomu aadama yàlla du ko lakk dëgg la mais kim du lakk mooy ki yor forme mohammedienne su ko defee yàlla du la bëggee saaf nag day dindi sa forme mohammedienne am na bis ñu laaj ma ko man leen loolu c'est très simple
mooy tey jii ab député un élu un député dégg nga un député laa lay wax de wala bokk nga dolli ci un lan la forme adamique waaw la forme adamique la forme mohammedienne aussi waaw gars yi de tey moom gisuma leen njoogu gisuma la ci commentaire yi Mohamed Dia wala da ngeen di concentré wu waaye di leen bindaale tamit loolu tamit ci liggéey bi la ndax gars yi di mën a for di mën a barkeelu ndax am na ñoo xamante ne ñoo ngi dégg wolof bi mais dañuy bëgg a anticiper ci français bi par les commentaires que vous faites pour di mën a di anticiper du français bi ñëwee rek yëpp mu gën a baax incha allah bu leen tamit mer ceux qui ne parlent pas français je vais venir tout de suite au français incha allah y a pas de souci donc ma ne leen jël leen ñaari exemple soo leen ko jëlee rek jeex na di ngeen comprendre exemple bu njëkk bi mooy lan lu ñuy wax immunité l'immunité parlementaire dafa am un élu ak l'immunité diplomatique ñaari immunité yi dafa am na sax lu ñuy wax immunité présidentielle ba nga xamante ni président ak lu mel ni premier ministre du tribunaux yu simple yi ñoo leen di àtte déedéet haute cour de justice moo leen di àtte te ñoom sax kenn du leen àtte ak yeneen xaw ma li ñuy wax de droit commun yooyu ay yenn kii kenn du leen ko àtte lu mel ni haute trahison dañ leen di àtte donc yooyu il faut que ñu xam suñu organisation juridique ak suñu organisation diplomatique ak suñu organisation parlementaire dañ koy xam loolu moom mooy dox ba aljanna c'est-à-dire que un parlementaire élu kenn du ko mën a juger fekk moo ngi am li ñuy wax immunité diplomatique mais tey jii ab parlementaire sénégalais wala ab parlementaire français tey jii suñ ko bëggee juger dañuy demander une commission ñu daal di lever l'immunité parlementaire suñu lever l'immunité parlementaire léegi il est un citoyen lambda comme tout le monde dañ koy juger c'est la même chose pour un diplomate moom it dafay am immunité diplomatique ci ay bagage am ci jëmmam ci yu bëree bëri mais tey jii soo nekkatul diplomate ñu dàq la wala nga retraité wala nga nekkatoo diplomate daal bi maanaa su boobaa tu es comme tous les citoyens déedéet sa valise dañ koy xool doo jaar salon d'honneur am na yu bëri dootoo ko am des privilèges yu bëri donc yooyu mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax loolu c'est la même chose dafa am immunité mohammedienne ay waay bindal leen ma lu neex li ma wax waay bindal leen ma li immunité mohammedienne immunité diplomatique immunité présidentielle immunité parlementaire am na mais am na lu ñuy wax immunité mohammedienne yàlla ku mu bëgg a dugal safara su ëllëgee sa immunité mohammedienne lay dindi su ko dindee jeex na su boobaa da lay mën a duma yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla suturaal moo tax yonent bi il faut que ñu incarner ko xam nga nekk nañ ko par miim ci bopp bi xaaji dënn bi miim ci biir bi daal ci tànk yi nekk nañu on a la même forme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loolu ça nous protège c'est une immunité waaye nag immunité boobu dañ ko war a incarner par quoi par l'islam par iman par ihsan par la pratique de notre religion premièrement deuxièmement par la foi en Dieu troisièmement par quoi par la perfection dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala aywa kon léegi kooku mooy première partie bi loolu suñ ko xamee rek daanaka day mujj jeex donc noté leen bu baax ne donc du immunité parlementaire amee immunité diplomatique am immunité présidentielle am na lu ñuy wax immunité mohammedienne waaw kay immunité mohammedienne loolu moo tax yàlla ku mu bëgg a dugal safara day dindi sa immunité mohammedienne su ko dindee rek dina la mën a saaf waaye fekk moo ngi gis jëmm yonent bi ci yow mooy miim xaam miim deel rek dalay yërëm dalay gis xoolee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax il faut que ñu incarner yonent bi dans toutes ses dimensions dans sa dimension physique mooy nga xamante ni ñun ñëpp ci bokk yam muy ku baax ak ku bon ñëpp ci bokk yam waaye il faut que ñu incarner ko ci iman par gëm islam gëm ko moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam incarner ko ci islam mooy di julli comme nam daan jullee di woor comme nam daan wooree di génn azaka comme nam ko daan defee ak ponk l'islam yi waaye il faut que ñu tamit ñu incarner ko ci ihsan mooy ñu fexe ba ruuxam branché wu ci sunu ruuxu xolam branché wu ci sunu xol xelam branché wu ci sunu xel sirram mooy secret mbootam branché wu ci sunu sirr yaa ngi dégg sallallahu alayhi wa sallam jëmmam tamit day mujj nag
daal di branché wu suñu jëmm su ko defee kooku mooy li góor yàlla yëpp di wër waaw kooku mooy al fath al akbar la grande ouverture illuminative yàlla nañ ko yàlla defal bi jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wasallam sëñ Ousmane jërëjëf maa ngi delloo ziyaara bu baax 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 Guèye sa photo beeg sa maam rafet na yow moom ndeysaan kenn du werante ne maama laajee sa maam yéen a niroo seen bakken bi niroo seen xeesaay beeg seen yëpp macha allah Guèye Ndioro kooku nag moom xam naa di nga ci def dara niroo boobu ma la niroo ak maama laaj jërëjëf macha allah am na ci benn saxaabi yonent bi daf ko wax ne ko yow daal ashbahta xalqi wa xulqi da ngaa niroog sama jëmm niroog sama jikko niroog ak sama jëmm niroog sama jikko ndeysaan keroog dafa xaalu waaw daanaka lépp lu nit di bégee rek def na ko waaye tey nag sëñ Ousmane nirool naa la ak samaam nag wax dëgg yàlla kooku nag wax dëgg yàlla lu fort la du dëgg léegi kon préparer leen mbokk yi yéen waa commentaire yi ñu dem directement ñu dem ci 10 animaux yi nga xamante ni dañuy dugg aljanna su ma paree nag danaa leen wax lan lañ ci mën a jàngee lan lañ ci mën a tirer comme leçon ci animaux yi nga xamante ni julliwuñu wooruñu génnuñu asiko demuñu màkka seedeewuñu dara ba noppi dugg aljanna lu ko waral ak lan lañ ci mën a jàngee animal bi nga xamante ni dafa mooy premier animal bi comme 10 laa leen di limal noté leen numéro 1 mooy li ñuy wax naaqatu saalih da ngay jàng suratu shamsi yàlla nee na wa nafsin bismillahi rahmani rahim wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadhabat thamud bi taghwaha idh ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها أحكي إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة صالح mooy la chamelle de Salih la chamelle du prophète Salih dafa bokk ci 10 animaux yi dem aljanna kooku histoire bu doy waar la histoire bu doy waar la Seydina Salih ay waa këram ci tënk dama koy tënk rek rapidement dañ ko wala ma lim animaux yi ba noppi après ma soog a ñëw ci leeral yi moom mooy gën yaakaar na bi ci des mooy ayjulu Ibrahim le veau mooy nakku ndaw xam nga dafa am yëkk ak nakku ndaw moom la ñuy wax veau yàppam moo gën a nooy waaw veau Seydina Salih dafa amoon dafa gisoon ay nit ay gan yaakaar ne ay nit lañ fekk malaayika lañu mu daal di jël nagam bu baax ok benn veau mooy sëllu lañ koy wax yaakaar naa ci wolof sëllu lañ koy wax nagu ndaw la mu ray ko ngir teraleel ko nag woowu mu defoon pour terale ko ñooñu fekk ay malaayika lañ day dem aljanna la chamelle du prophète Salih waaw H à la fin jërëjëf Mohamed am na solo commentaire yi dafa am solo ok troisième animal bi mooy le mouton ou bien le bélier de Ismaïl moom it day dem aljanna mooy troisième animal bi premier animal la chamelle de Salih deuxième animal le veau de Ibrahim troisième animal le bélier de Ibrahim mooy tabaski loolu moom du mu ko expliquer quatrième animal bi mooy baqaratu Moussa mooy la vache de Moïse de Seydina Moussa cinquième animal bi moom mooy xuutu Yunus la baleine de Yunus la baleine de Jonas Seydina Yunus alayhi salam incha allah waaw bala ñuy àggal waa baqiya yi incha allah sembeen ngeen préparé wu soo leen paree ngeen dugg ci direct bi incha allahu taala sembeen ngeen préparé wu ok sixième animal bi mooy ximaaru Uzayr kooku soo jàngee alxuraan di nga ko fekk mooy l'âne de Uzayr sixième animal bi
sixième animal bi mooy l'âne de Uzair mooy mbaamu Uzair. septième animal bi mooy namlatu yu Suleymaan mooy la fourmi de Suleymaan. La fourmi de Suleymaan mooy melentaanu Suleymaan Seydina Suleymaan alayhi salaam. huitième animal bi mooy hudhudu Balqis. hudhud mooy oiseau bu Balqis mooy la reine de Saba. waaw hudhudu Balqis waaw alquran hudhud waaw. donc neuvième animal bi mooy kalbu ashabul kahfi mooy le chien des gens de la caverne moom la ñuy wax qitmir. ok da ci def chiffres yi daf ci am solo. dixième animal bi mooy naaqatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu tuddee qaswa mooy le chameau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi fukki animal yi nga xamante ni dañuy dugg aljana ngoog. bu njëkk bi ma waxaat ko rapidement l'âne de Uzair la tudd mu ngi ci biir alquran dinaa ko expliquer léegi. l'âne de Uzair. donc ma répété waat rapidement. premier animal bi mooy naqatu Salih la chamelle de Salih Seydina Salih. deuxième animal bi moom mooy le veau de Ibrahim. troisième animal bi mooy le bélier de Ismaïl. quatrième animal bi mooy la vache de Moussa. cinquième animal bi mooy la baleine de Yunus. le sixième animal bi moom mooy l'âne de Uzair. septième animal bi mooy la fourmi de Suleyman. huitième animal bi mooy le hudhud de l'oiseau de Balqis la reine de Saba. huitième animal bi neuvième animal bi mooy le chien des gens de la caverne mooy ashabul kahfi seen xaj. dixième bi nag mooy le chameau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëlleemu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yóbbu woon madinatul munawwara mooy qaswa xallu sabila naqa fa innaha ma'muratun yàlla ma ngoog c'est bien écrit jërëjëf. ok donc animaux yaa ngoog 10 yëpp limal naa leen ko. léegi ñu dem ci troisième point bi ci waxtaan bi mooy lan moo tax ñuy waxtaane ay animal yu dugg àjjana. lu tax ñu koy waxtaane dañ koy waxtaane parce que qu'est-ce qui est important. Cheikhna Ahmed Tidjani radiyallahu anhu il nous a appris que kenn texewul lu dul ci ànd ak ku texe, kenn alkuwul lu dul ci ànd ak ko alku. d'accord wax loolu dafa am solo mooy li ma leen di wax toujours naan leen dee leen wut atmosphère bu baax, di wut compagnon yu baax, di wut àndandoo yu baax. gis nga animaux yi ñoom ñii ñëpp kenn mus cee julli, kenn mus cee woor, kenn mus cee génne azaka, kenn mus cee génn azaka, kenn mus cee dem Makka, kenn mus cee aji laa bëgg a wax bokk, kenn mus cee saraxe ñoom animaux yi te àjjana lañ jëm. pourquoi? parce que dañoo àndoon ak ñu baax. soo leen defee benn remarque Mohamed Dia di nga gis ne dégg ngeen ni ma waxee affaire yi dama ne naqatu Salih la chamelle de Seydina Salih yonent yàlla Salih sa kon yonent la. ma wax la ijlu Ibrahim mooy le veau de Ibrahim. ma wax la lan le bélier de Ismaïl gis nga. ma wax la lan baqaratu Moussa. ma wax la lan xuutu Yunus. ma wax la lan l'âne de Uzair. ma wax la lan namlatu Suleyman. ma wax la lan hudhudu Balqis. ma wax la lan kalbu ashabul kahfi. ma wax la lan naqatu Sayyidina Muhammad rasulullah. donc ku ma ci tudd ci ñoom rek am na ku ma la booleel ab yonent. kii yonent bi la àndal, kii ànd ak Seydina ki ànd ak ashabul kahfi les gens de la caverne, ñii ànd ak Balqis la reine de Saba mujj a tuub ci Suleyman, kii fourmi bi ànd ak Suleyman Seydina Suleyman, mbaam mi ànd ak Uzayru, jën wi ànd ak Seydina Yunus dégg nga, nag wi ànd ak Seydina Moussa, gëléem nga ànd ak Seydina Salih dégg nga, ñu mu tuddati naku ndaw wi mooy sëllu bi ànd ak Seydina Ibrahim,
xarma ànd ak Seydina Ismaïl alayhi salaam kooku muy remarque bi donc kenn xaj kase bëy xaj kase chameau kase chamelle kase veau kase fourmi kase oiseau kase baleine kase mbaam kase ñoom kase mënuñoo dugg aljana dañoo ànd ak ñu baax kon ànd ak ku baax dina tax dugg aljana d'accord te doo gisee dafa mel ni animaux yi ñu fi tudd yëpp gis nga animaux yi y a les animaux domestiques il y a aussi des animaux aquatiques am na tamit ay animaux yoo xamante ni fa tabarakallahu ay batracien lañu am na ci ay animaux yoo xamante ni suñu nekkee ci àll bi ils peuvent être aussi des animaux sauvages il y a aussi la volaille aussi ci biir ah picc yi ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir donc tous les animaux presque sont représentés dans cette série d'animaux qui vont aller série d'animaux qui vont aller au paradis avec les prophètes mais avec nous aussi waaw dëgg la Mohamed liggéey bi noonu la ñu nit même fii France gi léeg-léeg ñu am ay problème de connexion waaye nag yàlla bu ñu yàlla daggal suñu connexion xol ak suñu connexion ruuxu ak suñu connexion cofeel ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla dimbali waa kay mbokk yi kon ñetteelu point bi leeral naa leen ko mooy ànd ak ku baax dafa am solo dafa am sama benn mbokk mu baax sunu cousin la ñoo ngi koy wax Abdou Fall Xadi Njegen a ko jur Xadi Njegen ak Alaaji Munir ñoo bokk benn baay muy Alxaaji Mouhamad Njegen bis dama dégg mu wax lu doy waar loolu ëpp na 10 ans ba mu ko déggee loolu mu wax ko waaw mu ne déglu lu baax li may wax li may wax nii histoire bi du ma sañoon dina am ku ko jël bind ko ba mu leer naññ gaa yi bàyyi ko xel te loolu yéen ñi tukki di ngeen ko gis te di ngeen ko comprendre dama dégg mu wax lu daw yaram mu ne nee na génn góor ak ka waxoon de ne ko am kilifa rek mooy li baax ci kaw suuf am kilifa mooy lépp waaw dégg naa sax sëñ Bay Jaxate daan na wax ne am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max bindal leen ma boobu am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max sëñ Bay Jaxate wax loolu waaye maa ngi leen di wax ne leen Abdou Fall mii moo ma wax ne ma maa ko toog bis dégg muy wax di waxtaan ak nijaayam alxaaji Muniru alxalifa yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu mu ko doon wax di ko expliquer ne ko quel que soit cër bu ñu mënti am tamit yaay suñu kilifa ñun kilifa rek la ñuy am ba kër ak ñuy dee ma dégg ko muy wax loolu mu ne li tax muy wax loolu mu ne génn góor daf ko wax ne ko su doomu aadama demee ci 2e classe wala classe normale wa avion yow mii nit soo waaxoo dugg dem 2e classe dem toog nga yéegandoo ak ab xaj bi moom waaxu dem dugg 1e classe dégg nga wax je xaj bi dugg dem 1e classe Abdou Fall nee na loolu am kilifa rek ko waral ne xaj mënta jëndal boppam billet waaye comme moom kilifaam 1e classe la jëm te pour kilifaam bëggut a tàggoo xajam billet bi mu jënd muy jar 1500 euros wala 2000 euros day jënd billet 2000 euros encore pour moom xajam mën a nekk ak moom yow mii di doomu aadama amoo kilifa gu am mën a jënd billet 2000 euros yow yaa ngi jëndee sa billet 400 euros wala yaa ngi ko jëndee ab 700 euros loolu histoire bi bindal leen ma ko lu ma intéressé laay wax nii am kilifa dafa am solo taxawaalu baaxul bu dee xaj yi bu dee bëy yi bu dee mbaam yi bu dee nag yi ñoom ñoo muccee ci ànd ak gaa yu baax yi képp ku ànd ak nitu yàlla fii ci kaw suuf ànd ak nit ku baax te dëggal te sellal su ëllëgee di nga texe àdduna di nga texe àllaaxira yàlla nañu yàlla boole dimbali loolu rek laa bëggoon a dolli ci àndandoo ni mu amee solo
léeg-léeg mbokk ñëw foofu nit ñëw foofu ne ma sëriñ damaa bëgg a bàyyi nangam damaa bëgg a def nangam damaa bëgg a góorgóorlu ci nangam damaa bëggoon nga ñaanal ma yàlla dimbali ma ci nangam damaa bëggoon lii ak lii ak lii man laa ñaan baax na de man gëm naa ko am na solo lool ñaan mën na lu nekk waaye nag man li ma gën a gëm mooy fréquentation bu baax si tu fréquentes des gens qui sont bien da ngay mujj a baax si tu fréquentes des gens qui sont mauvais tôt ou tard tu vas sombrer tu vas rentrer dans des détails yoo xamante ni et des bêtises yoo xamante ni musiba da lay dik tey jii nit yàgg naa toog ak ñu baax rek ñu ñëw indi fay teraanga ñëpp bokk ca te yow bokkoo ca woon dañuy wax ne fekki cër la waaye tey jii am na ñoo xamante ni dañoo toogoon rek seeni xarit ñuy tox yàmba nit woo police wala police a ngi leen doon yeeru mais police du ñëwee duy jàpp ñëpp lay jàpp duy jàpp ñëpp lay jàpp am na lu ñuy wax balle perdue yooyu dafay am ci àdduna kon il faut faire très attention di seet ñi ngay àndal di seet ki ngay àndal nit daal seetal ku lay yokk ci àdduna wala mu lay yokk ci yàlla wala mu lay yokk ci jikko wala mu lay yokk ci xel wala mu lay avancé loo waaye koo xamante ni soo àndee ak moom waxi doyee di rek waxi PlayStation kese waxi caaxaan ay waxi jigéen ay kii rafet na et kii nice na est-ce que dégg nga diw li mu wax est-ce que dégg nga diw li feeñ temps yi est-ce que dégg nga li ñu wax ci télé bi est-ce que dégg nga nangam waaw kii mi li ñu wax diw kat moom takk na diw kat fase na diw yow problème jàmbur kase waaw ay sujet de société kese ngay dundee mais les grandes idées ce qui est important li yonent yi daan waxtaane nit yàlla doon ko waxtaane les grandes têtes doon ko waxtaane yow doo ko waxtaane ay doye di rek ngay waxtaane ay ñàkk fayda ay werante ay yu kenn xamul rek ngay wax kooku c'est très dangereux yàlla nañu ci yàlla musal donc may leen ma rapidement ma tënk li ma doon wax en français rapidement pour les frères qui ne comprennent pas le wolof donc aujourd'hui on a décidé de parler des animaux qui vont aller au paradis. Et cette question à laquelle on veut répondre durant cette causerie est une question qui prête à confusion. Parce que on a dit que Allah il dit dans le Coran, il y aura un moment, le jour du jugement dernier, où les hommes, certains hommes qu'Allah nous préserve, certains hommes certains hommes préféreraient être de la terre, comme les animaux le seraient devenus le jour du jugement dernier, car Allah, il est le juste. Donc, concernant les hommes qui n'ont pas reçu le message d'un prophète, concernant les hommes qui ont vécu dans une période intermédiaire entre deux prophètes, concernant concernant les animaux, Allah va les juger. C'est-à-dire que Allah va rendre justice, c'est le bon terme. Donc, les animaux qui se sont fait du mal, qui se sont fait du tort, Allah va rendre justice pour eux. Et après, il va les transformer, il va les réduire en terre. Et certains hommes qui iront en enfer préféreraient être des animaux et finir en terre comme eux et ne pas plonger dans les profondeurs de l'enfer, qu'Allah nous préserve. C'est pour cela que, Masha'Allah, il est important de parler de ces animaux-là, de ces animaux exceptionnels qui vont aller au paradis et nous tenir compagnie là-bas. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans les femmes, l'homme ne peut pas vivre sans les arbres, l'homme ne peut pas vivre sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre sans les sources d'eau, l'homme ne peut pas vivre sans fruits, l'homme ne peut pas vivre sans, masha'Allah, des bonnes choses, des délices. Donc, c'est la même chose au paradis. Allah a préparé tout cela au paradis. C'est la même chose aussi, les animaux aussi, ils sont inséparables avec l'homme. C'est pour cela qu'au paradis aussi, il y aura des animaux. Et ces animaux-là, ils sont au nombre de 10. Le premier animal parmi ces 10 animaux, le premier animal, c'est la chamelle de Sayyidina Saleh, le prophète Saleh. Le deuxième animal, c'est le veau de Sayyidina Ibrahim. Le troisième animal, c'est le bélier de Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, Tabaski. Le quatrième animal, c'est la vache de Sayyidina Moussa, alayhi salam. Le cinquième animal, c'est la baleine de Sayyidina Yunus, alayhi salam, Jonas. Le sixième animal, c'est l'âne de Uzair dans le Coran, alayhi salam. Le septième animal, c'est la fourmi de Sayyidina Sulaiman,
dans le Coran. Le 8e animal, c'est le Hudhud de Sayyidina de Balqis avec Sayyidina Suleiman alayhi salam. Donc, le Hudhud de Suleiman, même le Hudhud de Suleiman avec l'histoire de Balqis, la reine de Saba. Donc, là, c'est le Hudhud, Mohamed Thioune, il faut le corriger, le Hudhud de Suleiman. Le Hudhud, il faisait partie des oiseaux de Suleiman, des oiseaux de Suleiman. Le 9e animal, c'est le chien des gens de la caverne. Le 10e animal, c'est le chameau du prophète Mohammed, la chamelle du prophète, qui s'appelait Qaswa. Le chapeau de... Donc, c'est les 10 animaux qui vont avoir ce privilège de vivre avec nous au paradis, Inch'Allah ta'ala, par l'autorisation d'Allah. Et le 3e point, c'est que qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces animaux qui n'ont pas prié, qui n'ont pas fait la zakat, qui n'ont pas fait la shahada, qui n'ont pas fait le hajj et qui iront au paradis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire, de ces dires, c'est que l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir un bon compagnonnage, c'est d'avoir de très bons compagnons, c'est d'être toujours accompagné de gens qui te poussent vers le bien, qui te protègent, qui t'aident, qui t'assistent, qui t'encouragent à faire le bien, à persévérer, à avancer positivement et non pas le contraire. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, c'est l'essentiel. On dit souvent, il y a un frère, c'est le président Abdou Fall, le président de Andou Naoulé, c'est un cousin à nous. Un jour, je l'ai entendu discuter avec mon père, Al-Khalifa Serigne Mounirou. Il lui a dit que, quel que soit le niveau, la station que j'occupe, Inch'Allah, je resterai toujours un neveu, un fils, je resterai toujours un disciple, un talibé. Je serai toujours sous ton autorité, quel que soit tout ce que je puisse avoir dans la vie. Il lui dit que un sage m'avait dit que si tu voyages avec un animal, toi tu vas en 2e classe, hein, et tu payes 400 € ou 500 € ou 700 € même, et que tu rentres dans l'avion avec un chien, hein, qui va en 1e classe, hein, avec un billet de 2000 €, c'est pas que le chien, c'est pas le chien qui a acheté ses billets, c'est parce que le chien, hein, est avec son maître, et le maître veut que le chien soit toujours à côté de lui. Donc, comme il veut que le chien soit à côté de lui, donc il le met dans les conditions pour qu'il puisse être à côté de lui. C'est la même chose pour quelqu'un qui est avec un prophète ou bien un wali. Si tu es avec lui, si tu es sincère avec lui, si tu le suis, si tu suis ses enseignements, tôt ou tard, le jour du jugement dernier aussi, il va être, tu auras la chance de pouvoir être avec lui. Donc, Sembène, maa ngi lay déglu su heure bu la neex dugal, heure bu la neex dugal, Inch'Allah, li ci des ma mën ko tënk. Heure bu la neex dugal, Ousmane Sembène, Inch'Allah, waa Baqia, nga jaar ci daawaay wala waaw, maa ngi déglu daal, Inch'Allah taala. Donc, cher frère en Dieu, l'essentiel dans la vie, c'est d'être bien accompagné. Le secret de la réussite ici sur terre, c'est d'avoir un bon entourage, hein, un bon entourage. Donc, il y a un exemple, peut-être même profane, concernant un géant de l'informatique, un exemple mondial de la réussite sur le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Je veux nommer Bill Gates. Quand on lui a demandé le secret de ta réussite, hein, le secret de sa réussite, il a dit, c'est mon entourage. C'est mon entourage. J'ai sélectionné dans tous les domaines les meilleurs et je leur ai donné les moyens pour qu'ils puissent amener mes projets là où je veux que ça arrive. Donc, l'important dans la vie, ce qui est important dans la vie, c'est d'être bien accompagné, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir toujours les bonnes personnes à ses côtés. Comme je dis souvent, tu peux être accompagné de quelqu'un, Masha'Allah, qui est bien, qui est gentil, et vous ramassez tous les biens du monde. Mais tu peux aussi tomber
sur des amis, tu peux aller rendre visite à des amis qui fument le chanvre indien, le yamba, et si la police débarque, mais ils ramassent tout le monde. Ils ne disent pas celui-là il a fumé et celui-là il ne fume pas. Ils ramassent tout le monde et ils amènent tout le monde et tu peux te retrouver avec beaucoup de problèmes. Avec beaucoup de problèmes, c'est comme si tu as un ami qui vend de la drogue. Tôt ou tard, un jour, on peut te ramasser avec lui et tu peux te retrouver avec des problèmes. Pourtant, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne rentres pas dans certains détails, mais tu es accompagné, tu es entouré par des gens qui sont mauvais. C'est comme des virus, ils te phagocytent tes bonnes valeurs, tes vertus, et ils t'inculquent maintenant des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Si tu fréquentes même quelqu'un qui insulte, euh, une fois, deux fois, un jour, 2 jours, tu commences à insulter sans le savoir. Tu commences à utiliser ces termes sans le savoir. Tu commences à limiter sans le savoir. Lui aussi, il t'imite sans le savoir. Donc, il y a toujours ce passage. On se passe toujours des habitudes. C'est pour cela qu'il faut toujours choisir son entourage, choisir ses amis. Hein? Donc, choisir les gens que tu écoutes. Parce que écouter quelqu'un qui insulte, tu insultes parce que le fait écouter, c'est encore répéter. Même si tu ne répètes pas par ta langue, que les gens entendent, ta tête, dans ton esprit, ton cerveau répète et ça va finir par avoir des conséquences très négatives sur ton comportement. Souvent, je reçois des frères qui me disent, Serigne, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux être bien, je veux cesser de fumer, je veux cesser d'aller dans les boîtes, je veux faire ceci. Ils me disent beaucoup de choses. Je leur dis, certes, les prières peuvent être exaucées, mais le plus important, c'est de choisir ses amis, c'est de choisir les gens que tu fréquentes. Quand tu fréquentes des gens qui sont bien, Allah, il t'aide dans cette perspective d'avoir le bien, d'être bien ici et dans l'au-delà. Les Sahaba ont été sauvés parce qu'ils ont été avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes de toutes les époques sont sauvés parce qu'ils sont avec les élus de leur époque. C'est pour cela que j'ai déclaré il y a quelques mois de cela que celui qui est vraiment chanceux sur terre, hein, donc c'est celui-là qui connaît les élus de son époque, l'élu de son époque, ou bien les élus de son époque. En le connaissant, il va l'aimer, hein, il va le suivre, il va être avec lui et il va finir bien et il va avoir la félicité ici dans l'au-delà. C'est la chance, c'est ce que tous les gens chanceux vont gagner comme récompense en étant accompagnés, en étant entouré des gens qui sont bien, qui ont des ondes positives, qui te poussent vers le bien, qui te poussent vers ce que Allah aime et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime. Donc, que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Et en regardant aussi les 10 animaux, on verra qu'il y a la vache, il y a la chamelle, il y a le veau, il y a le bélier, il y a, il y a la baleine, il y a l'âne, il y a la fourmi, il y a l'oiseau, il y a le chien, il y a aussi le chameau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire que dans cette série, dans ce nombre d'animaux qui vont aller au paradis, presque tous les spécimens, toutes les espèces d'animaux sont représentées dans ce nombre. Pour vous dire notre relation avec les animaux, comme j'ai fait une causerie sur notre relation avec les arbres, avec les cours d'eau, avec les fleuves, avec le lait, avec l'eau, avec les fruits, avec tout cela, pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, masha'Allah, nous a donné une idée sur tout ce qui est bien au paradis qui nous attend là-bas, qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Incha allahu taala duñu yàlla dimbalee bëgg nañoo leeral 10 animaux yëpp kenn ku ci nekk taxawaayam waaye dafa mel ni sëñ Ousmane Lo moo ngi woon ci yoon wi pour jéem a dugg ci ànd ak waa Baqiya ak seen président ak mbokk taaliba ya fa nekk yëpp ñoom it bokk ci semaine internationale bu alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu kon sëñ Ousmane bismillah Mamaladi
Mamalaji, 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 Allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام waaleykum عليكم. salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaw njëgën ñu ngi ziara jërëjëf Hadj Makhtar. alhamdulilah ba tey ci suñu tournée spéciale yi nga xam ne nii semaine internationale Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu nga xam ni démb ci waxtu wi àndoon nañoo ak yéen dem fële ca section bu taax kaw muy section Médine nga xam ni Maam El Hadj li mu junj foofu ca taax kaw rek doyoon na sëkk macha allah bu ñu fa jógee dem nañu fële nga xam ne nii mooy section bu Grand Thiès nga xam ni tamit ba ñu demee xam nañ ni Xadara Ndiéguène wax dëgg yàlla dañoo génn ci kër dugaat ci kër. waaye tamit fii ñu nekk tey muy kër Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène ñu gën ko xam ci Baqiya ragal naa ni moo nekk section bi gën a jege kii nga xam ni moo woo lépp muy Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène ci position géographique am mu mel ni nag ñu ngi fii ci suñu kër bàyyi suñu kër maam suñu kër sëriñ sëñ Sayali Guèye yàlla na yàlla doole ay leeram taas ci baakeem waaye tamit ñu ngi kër suñu yaay suñu maam suñu sëriñ soxna Hadja Maram Seck macha allah. ñëw fekk si suñuy sëriñ waaye tamit suñuy mbokk taalibe suñu tuddee Haj Dabaye Gueye nga xam ne mooy président section bi tudd nañu góoru section Baqiya yëpp waaye suñu tuddee soxna Mami Gueye tudd soxna Nogoy Ndiaye tudd nañu képp kuy soxna te bokk ci section bi nga xam ni mooy section bu Baqiya nga xam ne comme niñ ko waxee rek nekk na ci section yi nga xam ni ñoo gën a jege xadara bi ci seen position géographique juste rek sëriñ di la témoigner ni amoon ay soucis techniques ragal naa ni mbokk mi seen benn jotal na la ko moo tax boobu ba léegi mënuñu dugg amoon ay jafe-jafe waaye waaw lii daal mooy pas-pas mbokk taalibe yëpp nii la ñu dëkkee su daa xewul tamit nii lañ koy defee bés bu ne am na benn section boo xam ni mu ngi dund di tudd kalima gi nga xam ne mooy kalima laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam di yeesal pas-pas yi nit ñi di gën a bëgg seydina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye di gën a def kii nga xam ne nii mooy Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène seen maître seen référence loolu tamit su amee lu toll ni semaine internationale Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu kon yoon la tamit ñu feeñal àdduna wax leen ni leen foo leen mënti nekk ci àdduna da ngeen yëg ni seen bëgg Maam El Hadj wéetoo leen ci catégorie d'âge boo mënti doon rek xamal ni am na kenn ku nekk fenn ci àdduna di la bëggale xutbu bi di la bëggale xawsu bi di la bëggal cheikh al islam bi muy Maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu kon sëriñ mu ngi noonu. waaw jërëjëf sëñ Makhtar. ñu bàyyi mbokk yi ñu dund tuuti ànd ak Malick sëñ Malick Diaw Zikola nga xam ne macha allah l'infatigable démb rek moo taxawal foofu section Grand Thiès dafa amal lu mel nii tey ñu gisaat ko fii ci section Baqiya. dëgg la waaw Makhtar ndax kii moo ngi foofu Mouhamed rakku papi ndax moo ngi foofu papi. moo ngi fi. allo Ndiéguène dafa génn dafa demoon jaay dafa wàccagul waaw ñun nag fi mu ne nii guddi na sëñ bi ñun pour ñoo ngi ci 1h24. waaw ñoo ngi ci 1h24. waaw mais yàlla baax na xam naa ni ci clôture bi nga am ko ndax moom it way na maamaatam way bu daw yaram ndeysaan waaw moom it bëgg nañ ko dégg daal ndax touché na ñu bëri vidéo bi bu ma ko joxee fii ñu bëri audio bi touché na ñu bëri macha allah waaw bëgg nañ de sant nañ bu baax a baax waaw kon nga bàyyi leen ñu ci karab 1 minute 2 su paree nga jox sëñ Dabaye ak koo leen programmé pour mu sànni kàddu. d'accord incha allah en tout cas bëgg nañ daal kontaan nañu. waaw gars yëpp dugg nañu. Arama Ndiaye ak Ablaye Tall bu Amérique ñoom ñëpp dugg nañu. sëñ Moussa Sène ñoom ñëpp. waaw ñëpp a ngi ci biir mbokk taalibe yi Koña Samb moom it ku bëgg Maam El Hadj ñoom ñëpp a ngi ci ligne bi macha allah sëñ Ibrahima Diop gars yi ñoom ñëpp a ngi ci ligne bi di bëgg rek di kontaan waaw yàlla na yàlla barkeel
alhamdulilah ñaan rek daal di dundaat yërmande yàlla moodu njëgën mooy rammu jaami 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 moodu njëgën mooy dimbali jaami moodu njëgën mooy dimbali jaami moodu njëgën mooy dimbali jaami moodu njëgën mooy jàlle jaami moodu njëgën yaakaaru gaañi moodu njëgën yaakaaru gaañi moodu njëgën jinne yi nee nañ moodu njëgën jinne yi nee nañ moodu njëgën jinne yi nee nañ moodu njëgën Muhammadu njëgën Muhammadu njëgën malaka Muhammadu njëgën malaka Muhammadu njëgën malaka Muhammadu njëgën malaka Muhammadu njëgën Muhammadu njëgën Muhammadu njëgën ñu weex ñi nee nañ moodu njëgën ñu weex Muhammadu njëgën njëgën ñu weex Muhammadu njëgën njëgën ñu ñuul Muhammadu njëgën njëgën ñu ñuul Muhammadu njëgën njëgën ñu ñuul Muhammadu moodu njëgën ñu ñuul Muhammad Maxtaar bismillah Maxtaar bismillah waa kaw gi nee nañ moodu njëgën waa moodu njëgën waa suuf si nee nañ moodu njëgën waa suuf si nee nañ moodu njëgën waa suuf si nee nañ Maxtaar moodu njëgën waa suuf si nee nañ moodu njëgën waa suuf si nee nañ moodu njëgën. asalaamaaleykum sëriñ Maxtaar mi ngi ñëw waa bismillah ma ne joxal daa baay mu tàmbali joxal daa baay mu sànni kàddu Ousmane Tembène incha allah mi ngi ñëw incha allah allo njëgën waa bismillah ma ne bismillah ci kàddu yi bala muy gën a kii waaw ñu xam naa dañuy jege soxna Mami Gueye nga xam ni mooy président waaw kay bismillah bu kii bi d'accord waaw kay bismillah jublu ci waaw kay jërëjëf ñu jege soxna Mami Gueye ak bi nga xaaj Malick macha allah Mamalaji 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 alhamdulilah kon njëgeen mu ngi ñu leen ko waxee woon ñu ngi nii jàkkaarloog ak sunu présidente di soxna Mami Gueye incha allah nga xam ni teewaayam li muy représenté dafa bëri parce que juste rek day firnde ni mbooloo mi di Safinatul Fuqaraa ilallaahi suñuy parents accordé nañ ko waaye tamit validé nañ ko ndax ragal naa ni wayju buy jug ànd ak ay njabootam ni leen fa ma jëm da ngeen fa dem kon wayju boobu li mu gis foofu kenn du am sikki sàkk ni lu baax la ndax ku ne xam na ni wayju kenn gënu koo bëggal lu baax njabootam waaw dem nit ñi sax ñu ngi wax ni wayju rek mooy ñaan ni yàlla na ma sama doom gën kon dañuy bàyyi présidente soxna Mami Gueye moo am ay kàddu yu yëkkati séddoo ko waa àdduna soxna Mami ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo nuyu auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sang tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ko sëñ Maxtaar waxee rek ñu ngi rafetlu tey yi teew gi ñu teew fii ci section Baqiya di
sargal semaine internationale bu maam El Hadj Mouhamed Ndiéguène bii ak contentement bu rëy ndax ñun suñu dund ak suñu àdduna lépp maam El Hadj la allahu akbar lépp maam El Hadj la yaram mi sax dafa xaw a sutante waaye nag ñun maam El Hadj jaral nañu lu ne bu ñu mënee ci mbirum maam El Hadj dinañ jéem bu ñu mënul dinañ jéem incha allah rabbi ndax tey ji lu ñu am Ndiéguène moom la réccuwuñu nag benn yoon liñ doon ànde suñu guide moral boobu di sëñ Murtada Ndiéguène ñuy nuyu sëñ Muniru Ndiéguène di ko ziar di ko ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu dellusiwaat ci njaboot gi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziar Ndiéguène suñu guide moral boobu nga xamante ne moo ñu xamal kuy Alaaji Mouhamed Ndiéguène ndax nag moo ñu xamal maam Moodu Ndiéguène maam Alaaji mi nga xam ne moo ñu jële ci leer andi ñu ci ñooñu jóge jële ci lëndam andi ñu ci leer kon nag kooku ñun mun ñu ko wéccoo kenn waaw di wax ne maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène il est universel ndax depuis semaine bi commencé ba léegi wax dëgg yàlla ampleur bi dafa sax mujjee jéggi dayoo ndax xale yi wax dëgg yàlla ñi ko xam ak ñi ko xamul ñoom ñëpp ko sopp te boobu ba léegi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi yëngu ci semaine bi bu baax lépp ngir cofeel gu rëy gi ñu am rek ci El Hadj Mouhamed Ndiéguène booy xool maam El Hadj xale yi ko xamul ñoo ko gën a bëgg sax ñi nga xamante ni xam nañ ko te bokk ak moom jamono dund ak moom kon nag ñu xam ne maam El Hadj du lu ndaw mbiru yàlla la daal yàlla moo ñu ko jox kon nag ñu ngi dolli sant yàlla bu baax bi ñu yàlla boole góor gu mel ne El Hadj Mouhamed Ndiéguène ndax ñun ku ñu xool démb xool ñu tey xam ne fa ñu jóge ak fii ñu jëm du benn te ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ñun maam El Hadj dañoo gimbi teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim ba teg ci suñu njaboot yàlla bi xamante ni ko yàlla kàttanal dooleel ko wéral ko may ko doole ju mu àggalee mission bi ñu ànd koog moom nag ba lépp rafet ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa sallim mu di mënuñu ko woon a bañ a wax ndax lu toll ne ba sub Alaaji Mouhamed Ndiéguène mënuñu cee bañ a wax bien vrai que ne dañoo xaw a tawat waaye ñun amuñu ku dul Alaaji Mouhamed Ndiéguène tey jii boo xaroon suñu dul Alaaji Mouhamed Ndiéguène subhanahu wa taala ñu ngi dellu di sant yàlla bu wér alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin kon kaddu yooyu mooy nekk kaddu yu soxna ñu àggalee kaddu muy nekk sant yàlla bu baax waaye noonu rek la ñuy def sëriñ incha allahu jàkkaarloo tamit ki nga xam ne ni mooy président bu section bu Hajj Dabaye Gueye tamit macha allah di kenn ci jàmbaaru safina yi waaye di jàmbaaru Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène bi bu seen noonu ci vêtu de vert blanc muy couleur safina du couleur l'islam Hajj Dabaye ñu ngi lay nuyu di la ziar àdduna ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah Hajj Maxtaar fay nañu la ñu ngi lay fay bu baax a baax di sant yàlla borom bi bu wér a wér di nuyu de passage suñu sëriñ Mortalla Ndiéguène di ko ñaanal yàlla borom bi li nga xamante ni sumb na ko ci diine gi ak ci jullit yi ci kawnu bi yëpp yal na ko ci yàlla borom bi taxaw jàppale ko di ñaanal suñu sëriñ Muniru Ndiéguène yàlla borom bi may ko wér fa mu nekk di ko ziar bu wér a wér te di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ak képp koo xamante ni doom la ci Alaaji Mouhamed Ndiéguène Maxtaar. Hajj Dabaye ñu ngi kontaan bu baax a baax macha allah dool di sant yàlla mu mel ni rek bu ñu dikkee dañ leen fekk loo xam ne ni nekkul tey ngeen ko def mën nañ ni aljuma ju nekk rek ginnaaw gée ngeen amal lu mel nii mooy lal malaan bi def dog yi seen pay nag yëkkati kalima bi nga xam ni mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teg ci Seydina Cheikh àggale ko Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène suñu fayee naam ay kaddu yooyu yëkkati jëmale ko ci
membre yi nga xam ne ñoo féete ci section bi di section Baqiya ñu bëggoon nag nga dégg ak ñun ci nan la dox bi demee ci mbokku taalibe yi ci seen bëgg diine waaye ci bëgg Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène. Haj Makhtar question bu pertinente nga posé boo xamante ni aussi neex na tontu neexul tontu pourquoi neex na tontu parce que ñun lii rek lañu xam suñu njiit Serigne Mor Talla Ndiéguène ci lii lañu nàndal ci lii lañu tete ci lii lañu yar waaw ci lii aussi lañ judduwaat muy fii di section Baqiya di ca Aiglon di ca cité ouvrière section Anwar di ci waa Ngent yi di waa Grand Thiès yëpp képp koo xamante ni maam nga ci Safinatul Fuqara ilallah am nga sa bés boo xamante ni bésu boo xamante ni la nii rek lay doxe ay jeunes yu tuxul mandi wuñ mooy ñu yàlla kenn amu ci 40 ans ñooy toog dajaloo te yàlla rek tax di bàkku turu borom bi muy laa ilaha illallah di ci tofta tamit sangam bu tedd bi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ci teg aussi ki nga xamante ni mooy suñu sëriñ di suñu yaakaar àdduna ak alaaxira di Seydina Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu taala anhu ak jaamaram jooju ñuy wax maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ci ëttu nag maam Alaaji Ahmed Baro Ndiéguène ci ëttu maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène waaw noonu daal lañ koy jàppoo ñun fii suñu section gudd àjjuma gu nekk mu doon loo xamante ni kër gii de yàlla dimbali nañu yenke ñu jàppale ñu ba nga xamante ni fii lañ koy faral di defee àjjuma ji nekk waaw Makhtar. xanaa rek benn mbir rek incha allah balaa ñuy tàggatoo mu mel ni dañu nekk ci semaine internationale Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu te Safina ku ne xam na ni mouvement islamique la waaw ku wax mouvement islamique nag daanaka dàq nga tarixa ñu bëggoon xam ba xam ni mu amee ci section bu mag bi amee ko ci yenn section yi est-ce que fii am na yeneen membre yoo xam ni duñu sax ay tijaan mën nañoo wax. Makhtar kër bërëb bi ñu nekk borom kër gi du tijaan murid la muy suñu baay saa liggéey yàlla na yàlla borom bi yokk ndeysaan te ndeysaan ba fan yi nga xamante ni moom lay waaj pour wuy ji borom am na bés boo xamante ni xale yi dañoo tëbal benn àjjuma defuñu lii mu woo ñoom Malick ak ñoom Pamba sax ni leen lan moo tax defu leen seen gujj àjjuma ji seen zikkar yooyu ngeen doon def fii ci kër gi xale yi ñu ko maam dañoo gis ne da ngaa xaw a tawat moom moo tax zikkar yi ñu defuñu dara pour bañ laa déranger mu ni leen loolu du ma déranger mukk waaw au contraire loolu daf may dundal na ngeen wax seen mbokk yi ak seen xarit yi ni leen àjjuma bii di ñëw man maay waxtaan wi ndeysaan waaw kon loolu rek doy na misaal pour wax la ni kër gi kër murid la man mi taxaw di wax ak yéen sama baay murid la waaw am na ay rak yoo xamante ne ay murid lañu kon donc tarixa feeñ waaye cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel ci maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène moom moo fi feeñ Makhtar. macha allah. alhamdulilah xaj Daba yow question am solo waaye tamit tontu bi ragal naa ni nekk na à la hauteur de la question kon Ndiéguène mu ngi noonu macha allah mu mel ni kon leer na universalité maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène leer na te li ko concrétiser ay lu wéew la macha allah li mbokk mi xaaj Daba Gueye wax te ñun ñi nga xam ne yàlla def na keroog fekkee woon nañu bés bu tiis boobu nga xam ne sant yàlla la mujjee doon muy génn ko àdduna suñu baay wala suñu maam sëñ saa yàlla gél ku ne gis na ni xam na ni kilifa moo génn àdduna mbokk mi sax daf koy wax mu ni bëri na ay mbir yoo xam ne nii dina xew ci yenn jotaay yi waaye ñun Sénégal sant lañ gën a xam waaye li xew ci keroog dëjëm bi su xawoon ci beneen koo xam ne nii sant sëriñ lañ ko gën a xamee di nga ko jiñ la ci àdduna waaye nag loolu du bett kenn ndax xam histoire yu Ndiéguène ak li nga xam ne nii mooy seen ouverture ci kaw diine yi di nga xam ni kàddu yi mbokk na xaaj Daba Gueye yëkkati ci wuy juróom bu jëm ci xarit Ndiéguène du yell la ndax moom Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène ñi ñuy waxtaanee bàyyi Maam Alaaji Ahmad Ba moo daan wax ni samay murit Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène tamit daan na wax ay muritam dem na ba ni ëllëg yamal xiyam maam Sëriñ Tuubaa na xam ne gënu may murit kon Maam Alaaji mu ngi noonu Maam Alaaji adduna bi la tea nga yàlla la kon sëriñ xanaa rek dañuy rek incha allah parce que ñuy tàggoo yow ci xasida yi nga xam ne gis na Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène
radiyallahu taala anhu. macha allah macha allah macha allah waaw bëggati nañ kontaanati nañ bu baax ñoo ngi nuyu soxna Marème Seck bu baax muy waajuri xale yi di ko ñaanal yàlla ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee ñëpp barke alquran di nuyu mbokk taalibe yëpp kon ndeysaan maam Alaaji Malick Diaw Zikko laa ngi nii ndeysaan macha allah Ousmane Lo am ni responsable publication Facebook cellule bu Sénégal macha allah boobu léegi may ànd liggéey bi yëpp di wax ne rafet Moustapha waaw kooku sama sët la incha allah sama waay la ah waaw kooku sama waay la kooku élément Maam Alaaji la moom it waaw déjà mbokk bi Aliou est-ce que d'accord kon muy doon ak ñu del si waat ci xaaj daaw gi neen ñu présenté waat ko àdduna kon mu ngi nii daa ñëpp gis nañ la gis nañ la bu baax jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ bu baax xam naa incha allah macha allah alhamdulilah suba rek ñu ñëwaat suñu ñëwee mën a mottali yéene yi incha allah pour répondre les dernières questions incha allahu taala yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli teraanga dolli xéwal barke bi ñëpp taxawaay yi rafet na lool engagement bi rafet na lool macha allah yaakaar naa adduna bi moom kenn du wax ne xamuñu Maam Alaaji macha allah te loolu yëpp seen pas-pas la ak seen dogu photo yi rafet na montage yi rafet na yëpp baax na ñu ngi félicité ci clôture bi incha allah dinañ waxtaane yooyu yëpp incha allah dégg nañ bu baax a baax te ñu leen di suivre donc ñoo ngi nuyuwaat ndeysaan Maam Alaaji 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 jërëjëf sëñ Maxtaar sant nañ jërëjëf kon ñu nuyuwaat bu baax sëñ Amara Ndiaye macha allah Amara Ndiaye ca Amérique Abdoulaye Tall ca Amérique Moussa Sène ca Argentine Moussa Sène ca Côte d'Ivoire ak mbokk taalibe yooyu yëpp ñu ngi leen di ziaraat di leen ñaanal jàmm ak xéwal Maxtaar taxawaay bi rafet na yàlla gën a barkeel liggéey bi bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp incha allah suba ci même heure même jotaay incha allah dinañ ñëwaat indiwaat les dernières réponses ci aljanna 30 questions la su ko defee yéen ñi nga xamante ni dégluwoo leen woon yi jiitu na ngeen wàcc ci suuf 30 questions la yuñ posé ci aljanna incha allah ku ko déglu dara dootu la réer ci aljanna xanaa dee rek dugg aljanna incha allah bu subaa dinañ ñëw tey dañoo ñëwoon di indi fukki animaux yi dugg aljanna loolu lañ doon indi bu subaa dinañ ñëw indi yeneeni question tontu ci incha allah ñu bokk waale tamit ñaanalaale fàttalikuwaale dundaale semaine internationale bi nga xamante ni moom la ñu jagleel al cheikh alhaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu ñaanal nañ ñëpp ziar nañ ñëpp baalu xaq nañ baal na ñëpp xaq ci bisu guddik àjjuma gu tedd gi tabarakallahu gars yi fi ne nii li ci ëpp noonu la ñuy def bi ñu commencé su ma commencé di tàggoo rek ñu yokk di partager di gën a yokk yu rouge yi xaw ma ay xol la xaw ma ay xaw ma lan ak photo Maam Alaaji yi su ko defee du ma ñemee mën a dem waaye nag tabarakallahu yéen fi mu ne nii mën naa am guddiwul ci yéen lool mais fi mu ne